am yaakaar ni bu ñu qualifié 8e de finale xëy na sénégalais yi dinañu dem jëndi maillot yi ak yooyu les accessoires ñu onu ci ak Amina Cissé. ca marché Sandaga ñii di yëngu ci wàllum njaayu mayo mbib ak yenn accessoires yi di yaakaar ab victoire suñu gaynde yi ngir seeni marché gën a dox Modou Faye Ngor di jaaykatu accessoires yooyee di leeral. mayo yi moom vraiment doxul ren quoi gars yi participé wuñu de jënduñu moom vraiment parce que koo wax rek même ku la romb sax nga naan kaay ma jaay la affaire yooyu danaan non aw ma yaakaar quoi xam nga. Jilu Sow di ko fekk si tey ñaan. deuxième match bi ñu niil affaire yi xaw na taxaw tuuti quoi mais am nañ si yaakaar tey bu ñu gëjee affaire yi dina jéem a évoluer quoi incha allahu rabbi te ñu ngi leen di ñaan tamit ñu ngi leen ñaax gaynde ñu gën a am taxawaay pour ñu sóoraale marchand ambulant yi quoi ak jaaykat yi ndax ñoom si ñoom lañ basé wu quoi si match yi ndax bu gëjee rek affaire yi dina neex quoi incha allah. Bakary Diémé moom di ñaax joueurs yi ngir ñu gën a am jom. man gëm naa dina sori bu baax a baax waaw gëm naa loolu. comme dañoo récupérer ñu ci des gëm naa dina sori bu baax a baax waaw ñun ñëpp nañ leen ñaanal. jaaykat yooyee di am yaakaar bu baax a baax di ñaan bonne prestation suñu gaynde yi ngir seen marché bi gën a dox diirub Coupe d'Afrique des Nations bi. appliquer loi bi jëm ci wàllu domaine loolu lañ doon waxtaanee ci ubbitey cour yeeg tribunaux yi fii ci réew domaine national kon fii ci réew Sénégal gën kaa néew ñetti téeméeri coowal suuf ak juróom-ñaar moom la ñu wàññi njiitu réew mi nga xamante ni moom moo jiite woon boobu leen ndaje li mu daal di xamle moo di thème bi ñu taamu baax na ndax dina tam ñu xam yëf yi fan la baaxulee bu ko defee ñu mën a indi ay coppite ñu ondi ci Fatimata Diop. wàllum suuf nekk na jafe-jafe bu rëy ci réew mi ba tax na jiital Cour suprême daal di fàttali rôle bu justice bi surtout ci wàllum litige foncier. ndaje bu ni mel dafay refléter bu baax a baax posture bi nga xamante ne nag war nañ ko tenir ci biir société bi ngir assurer noble charge assumée ci turu peuple sénégalais bi ñu leen di rôlam muy justice bi donc ci wàllum litige yi ngir juger ñi leen di rek ñi ko soxla. loi bu ñu jàpp ne dafa yàgg bu ñu sukkandikoo ci bâtonnier bu ordre des avocats. nul ne contestera. kenn mënul contester ne war nañoo def ab taxaw seetlu ci texte yi nga xamante ne tey jii am na 57 ans et depuis boobu ba léegi dañuy gis moom moo di war nañoo jéem a indi ay coppite ci wàllu wu ni mel. jiitu réew mi dalal xel yi naam am na ay jafe-jafe yu ñu nemmeeku ci secteur bu ni mel ngir ñu mën cee indi ay saafara. war nañ cee def ab liggéey naka noonu wàllub sécurité it te mu indi ay coppite ci livre foncier bi def ko ci ay numérique. de la dématérialisation du livre. ndaje bu ni mel day marqué début wu calendrier judiciaire bi nga xamante ne amul woon ci atum 2021 ndax mbas mi waaye jafe-jafe foncier bii nag moom dafay gën di sax te it day nekk source conflit ndax gis nañ lu toll ci ndaje bu ni mel day marqué début wu calendrier. njiitu réew mi jël na engagement ne dina tënku ci recommandation yi jëm ci loi bi ñeel domaine national nga xamante ni bu ñu sukkandikoo ci bâtonnier bu ordre des avocats dafa màgget président Macky Sall nag moom mu ngi xam ne ni recommandation yooyu le bu sañoon du yokk fitna naka noonee mu daal di xam ne ni dinañu taxawal ab cadastre national bu ko defee ñu gën a yombalal traitement wu dossier yi ñeel wàllub foncier ci tribunaux yi ñu déglu ko. Il faut tout juste veiller à ce que l'innovation. faut juste rek ñu veiller ci wàllub innovation bi ndax nag fa mu waroon régler mu bañ faa rek indi ay conflit waaye nag am naa yaqin ne seen recommandation dinaa ko jël en compte surtout ci wàllu décentralisation wu contentieux yi recours yi ñuy nemmeeku pour excès de pouvoir ci wàllub foncier yi may rek marqué sama accord pour nag ci wàllub instauration wu ci tribunal ci cour d'appel yi dina tax sax ñu gën a rapprocher justice bi ak justiciable yi ci wàllu mise en place bu cadastre foncier national bi it jëwriñ ñu dénk wàllu finance dina veiller bu baax a baax ci wàllu bi ngir ñu exécuter ko ni mu gën a gaawee li leen di projet bi. njiitu réseau international Enda Tiers Monde moom jàpp na ni faw rek ñu taxawal ab politique de gouvernance foncière boo xamante ne dinañ ci boole ñëpp mu ji Mariem Sow mi daal di sekkup waxtaan ak Younoussa Baldé moom xam ne na ni ñuy jaayee suuf bi ak ni ñuy joxee titre foncier yi ci anam budul yoon dañ ko war a dakkal daal di bàyyi xel génération bi war a ñëw ñu ond ci ak Younoussa Baldé. li ko dalee changement climatique yi ba ci yokkute askan wi jaarale ko ci activité yu bari yu ñuy développé suuf si mu ngi wàññeeku bu baax a baax fii ci Sénégal. rax si dolli depuis plus de fukki at ak nangam ñi ngi seetlu ni ay nit ñuy bayeekoo si yeneen réew di naan du ñoo soxla suuf
te lu ñuy soxla dafa bari te ñooñu suñu jotee suuf seen bopp lu ñuy liggéeyal. moonte de am na réforme foncière bu gaañi tàmbali waaye ba léegi réforme boobu jeexagul Mariam Sow jàpp ni rek faw ñu baral liggéey bi. ñu moytu nag loi yoo xamante ni day tax suuf si day soppeeku marchandise lu koy soppi marchandise mooy morceau boo am ngay béykat ngay sàmmkat ak loo mënti doon ñu la titre foncier baa ngi nii. ngir wàññi ni ñuy yàqee suuf si Mariam jàpp ni rek faw kilifa yi taxawal ab politique de gouvernance foncière boo xam ne communauté yi ñoo koy porté. mais loolu yëpp nag day sukkandiku si gis-gis mbéy mi noo koy doxalee ba xale yi tey di taxawaalu nekk suñu entrepreneur nekk suñu multinational ñu jox leen suuf si ñu béy. ci lu soxal loi ñeel domaine national bi mu ni foofu tamit faw ñu bàyyi xel bu baax a baax mën askan wi rawatina communauté yi. coowal suuf Ndeye Dimet lan moo tax mu jafee résoudre ndax gis nañ président Macky Sall bi mu nekkee ci opposition bi doon na ci joxoñ baaraam ki fi nekkoon njiitu réew. xam nga Khady tey aujourd'hui pour man président Macky Sall moom moo war a jël ses responsabilités. Ce qu'on attend de lui c'est qu'il passe à l'acte et il a toutes les cartes en main. xam nga bi mu fi rencontré les élus locaux à Diamniadio dafa ni 90% des alertes yu ñu jot yëpp ça relève du domaine foncier ñu jékki-jékki encore mu génne ab dogal wax ni am na foo xamante ne ni bu tolloo ci suuf mairie ba amatul sañ-sañu bind xaatim lu mooy rek ki nga xam ne ni préfet wala gouverneur moom mooy am sañ-sañ boobu donc président xam na ni suuf si bombe foncier la ba pare nag am na ay recommandations yoo xam ne ni président ay liggéey daf ko santaane woon lu jëm ci wàllu wax dëgg yàlla réforme foncière bi nga xam ne maître Doudou Ndoye liggéey na ci keneen tamit ñëw liggéey ci ba dem wuy ji suñu borom ñu koy ñaanal yàlla xare ko àjjana muy Moustapha Souran def ay liggéey ci wàllu suuf si yëpp dajeeg journalistes yi def toute l'étendue du territoire du Sénégal jébbal recommandation yi tey ana recommandation yi mi ngi ci tiroir yi donc tey président bu ñëwee jàkkaarloo encore ak avocat yi ñu koy wax dëgg yàlla loi sur le domaine national ak ay recommandations donc pour man dafa nar a nekkaat encore un éternel recommencement et président Macky Sall xam na lu muy def bu baax a baax xam na fu muy jaar pour résoudre ko parce que problème foncier ci année bi ñu génn fàttalikul Khady Ndingler avant Ndingler am na Fanaay am na yeneen problème yoo xamante ne nii jusqu'à après Mbane merci beaucoup donc ba tey jii nii population yi ñu ngi leen di spolier ci seen i terre di leen fa jaay doole guddi ak bëccëg ba pare ni ko Mariam Sow waxee ay entreprise ñëw fa jaay leen doole jël seen suuf ñu amuñu lu dul rek bënn seen bët di jooy donc tey encore une fois le président Macky Sall moom mi dem ba taxaw ba wax ay chiffres wax ay statistiques mën na ko régler encore une fois nañu moytu ay déclarations yoo xamante ni toujours dafay tukkee ci rencontre yi te bu fa passé après fa la lépp di doxee tàbbi géej. justement Mansour coowal suuf yi ci bari bu ñu koy dégg ay autorité dañu ciy laale. mais ñoom ñoo indi coow li Khady baadoola bi ñu fekk ci suufam muy bay mun ñu bëgg a nangu suuf si ci loxoom mënut indi coow. autorités yi faaw ñu impliqué wu ci papier bi tax nit ki fekk ni ci suufam jaay ko doole. mais autorité moo koy defar te ñoom ñoo am sax nag accès ci suuf si gis nga tiitaanga gi nekk ci suuf si ak naan boo bëggee alal na nga ko am ci suuf si doo ko jox mu lekk doo ko jox mu naan xalaat boobu ñoom rek ñoo ko am ñoom ñi am dépense suba mais ki nga xam ne kocc lu mu bay gis nga bari na yoo xamante ni bii mu ngi dal population bu Sénégal état bi donc mooy responsable néew na nga dégg benn maire bu ñu sanctionné alors li ko bépp coow boo dégg ci wàllu suuf la am Mbane la am Fanaay la am Ndingler la am Morolan am na benn pas boo xam ne non seulement toolam dañu ko boole ci suuf suñu jox étranger yi mais bi nga fa ouvrier yi liggéeyal étranger yi fekk ay limon commencé di am doom dañu koo foton dañu ko yeew mu yendu fa toute une journée ay doomam wàcc fekk ko fa mun na nekk guerre civile ñu intimider leen napp leen noggatu leen am ci ñoom ñu dugal kaso xam c'est-à-dire que président xam na problème bi nekk ci suuf si ñoom juge yi Khady xam nañu problème bi nekk ci suuf si mooy ñiy joxe suuf si di maire yi ci anam gu méngoowul ak dëgg ak ñi nga xam ni tey suuf si nekk Guédiawaye tey boo demee ci filao yi ak projet football bi ñu joxoon Pape Massata Diack mais tey actuellement ñi ngi fay def loo xam ne tey bu feeñoon am na deal boo xam ne bu feeñoon tey bu fekkee président yëgu ko bu ko yëgee loo xam ne dina dem gémmañ mais nañ ci ubbi enquête journaliste yi ñu ngi dénoncé jalgati gi am ci suuf si mais sanction yi mu laaj
nan nga mën na nekk ci ab dëkk lu la neex jaay ci suuf benn terrain ñu jaay ko fukki nit. maire yëpp am signature maire yi ñooy impliqué wu ci càcc gi. Mansour Assemblée nationale ñoom ñu ngi si nakar ndax honorable député Jéema Ndiaye Ba moom moo wuyu ji suñu borom mu nekkoon député bokkoon ci groupe parlementaire bu majorité bi waaye itam nekkoon njiitu commission bu économie générale finance ak plan coopération économique laata loolu itam moom moo jiite woon commission des lois décentralisation